ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla. waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. musuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi amaan mbégte contentement yi ñuy suivre sur Kewel Info kon nuñ koy defee à chaque fois jotaay lamb nag tey ñu déplacé wu ndax ñëpp xam nañ démb Tapha Tine ak Boy Niang mu nekk signature boo xamante ni àdduna moo ko doon xaar ñëpp nag gis nañ signature ba la fa am tey nag looloo waral tey ñu ñëw seet si ki nga xamante ni tey agent Tapha Tine la mu nekk manager am nekk papaam nekk léppam nekk ci loxoom muy Mbaye Meewaan ñaan ko may ñing ñu fas yéene waxtaan ak moom démb incident yi lan moo waral loolu ak tamit gis nañ ni Tapha Tine mer na trop ak combat bi enjeu bi ci nekk ak combat bi instant bi lan moo tax mënuñoo def signature bu àgg ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang dama koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi maa ngi lay nuyu may ñëw. aleykum salaam wa rahmatullah soxna si maa ngi lay nuyu di la siyaar bu wér di la ñaanal fan wu gudd wér gi aaju ju faju ndimbal ak ma des say rek baatin yàlla sàmm ñu sam njaboot gi yëpp ñaan suñu kilifa diini Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké suñu Serigne ñoo ngi ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal suñu Serigne Cheikh Ahmad Mbacké Gaawaan ñu ngi koy nuyu di siyaar ñëpp di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baal ñëpp ak di balu ñëpp ak. may njëga te ñëpp xam nañ ne yow yaay lépp Tapha Tine nga sonn ci moom loolu mais Tapha Tine Boy Niang ñu gis ni à chaque fois heure bu ñu tasantee da ngay gis problème bu si judd wala yenn information yoo xamante ni dañ koy découvrir ci combat boobu noonu yéen ci waa kaa Tapha Tine Boy Niang ampleur bi ak tamit fi mu toll nan ngeen ko gisee. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu wér di sant suñu sëriñ bu baax a baaxam Cheikh Ahmad Mbacké li ko waral mooy promoteur bi xam naa ne organisation des na lu bëri mënul organiser ndax boo gisee ni muy demee chaque jour mënoo lu mot ñeenti jàkkaarloo benn bu ci nekk dal di yàqu te li ci yàqu li ci ëpp lépp si promoteur bi lay jóge ndax lu ko li tax muy jóge ci moom mooy dafa am loo xam ne nii warul mën a nekk si diggante Tapha Tine ak Boy Niang ndax promoteur bi dafa mel ni dafa tëddawul njaaxanaay ci signature bi ndax suñu ñëwee dañuy ñëw mu ne Tapha Tine ñaari nit lay àndal te it dafa am loo xam ne xel waru ko mën a nangu signature bu toll ni Tapha Tine Boy Niang nga ne Tapha Tine ñaari nit lay àndal wala Boy Niang ñaari nit kese lay àndal loolu xel waru ko mën a nangu te ñun suñu dugalee ñaari nit moom du dugal ñaari nit Boy Niang leneen lay dugal day dugal lu ëpp li nga xam ne lañ dugal te loolu dañuy wax ne promoteur bi nee na moo ne dugal leen lii xam nga loolu di itam man wax dëgg yàlla promoteur bi man taxawaayam ci combat bi man ñaawlu naa ko trop rafetlu ma ko lool. waaw Pape Thialis Faye. oui muy Pape Thialis Faye taxawaayam man ñaawlu naa ko rafetlu ma ko dara. waaw ndax it li mu lay wax ba teg combat bi ak ni mu ci doxalee ak ni mu ci taxawaaye jekkul rafetul. lim lay wax ak lim lay jëf jekku rafetul mais dañuy ñëw ci première signature bi gis nañ première signature bi dafa xewoon dañuy ñëw ci première bi il faut que tamit ñu ñëwaat ndax gis nañ première signature bi la fa nekkoon ñu fa ne su ma juumul woon fan la woon jaw fara cosaan la woon ñu gis ni saccagé woon nañ li nga xamante ne moom mooy oto yi quand Tapha Tine Boy Niang problème bi amoon yéen ñu gis ñi ngeen mere woon trop am ay déclaration yoon ci def dañuy ñëwoon ci première face to face bi ni ñu leen waxoon ba tey chaque jour même wax ji nga wax lim ñu waxoon ak li am amul. waaw face to face booba boo ko gisee après face to face booba man déglu naa promoteur bi nu mu waxee Pape Thialis déglu naa ko
te ñeneen ña nga xam ne ñoo organisé woon déglu naa nañu waxe ñeneen ñoo xëy ne nii ne nañu ay kilifa lañ ci làmb yi def nañ ci làmb ji lu ne ñu nga toogoon ci yeneen télé di am luñ ciy wax. mooy reporter yi fa nekkoon. waaw dégg naa liñ ci wax lépp te ñoom liñ ci wax maanaam mbir bu xewee kenn ku ne da ngay wax sa diggante ak sa tëraayu ba mel. c'est que ñoom lan lañ ci wax. waaw parce que ñoom ñëpp dañu fab ñu ko motivé Tapha Tine te fekk na demewul noonu yàlla memul ku ma seede noonu li may wax parce que man bu ma deexee tey man ak sama bàmmeel Tapha Tine ba mu ñëwee ak waa këram nii tooñuñu kenn attaqué wuñu kenn comme nag ñoom dañ ne ñoom waa Pikine lañu ñun xëy na ay Bawol lañu xëy na dañoo dekku Ndakaaru waaye nag Ndakaaru kenn gënu fee xëj parce que gën gënu noo tekki Ndakaaru te defe naa ne dekk Ndakaaru tekki Ndakaaru moo ko ëpp solo parce que ñoom buy ñëwee signature ba seen fuul ñoo ñëw fekk si ñu te it ba pare ñoom waa CNG xam nañu ki ànd ak Boy Niang ki door pompe à gaz bi waaw ñu door ñu pompe à gaz bi ñu xeex ñu gaañ ñii ñu toj oto yi ñu ne Tapha Tine moo ko def te Tapha Tine du yor pompe à gaz Tapha Tine musul am benn combat bii rek la musu am mu am coow kon dama yaakaar ne suñu ne Boy Niang dañ ko def xaw ma ambassade de non violence dañ ko war a dindi. dañ ko war a dindi parce que mënoo chaque jour saa bu dajeeg Tapha Tine violence bi ci moom lay jóge ba ñu ko defee Joal noonu la parce que dañoo ñëw Pape Dialis nañ ñetti nit lay dugal la Tapha Tine dugal ñu dugal ñetti ndeke ñun bi ñuy dugg fekk na Boy Niang ànd naa lu mot 10 Tapha Tine dugg ak ñett toog rek Boy Niang daw ak fuulam ñëwaat fekk si leen foofu loolu la def Joal moom la def cosaan te dembit moom la def. mais avant boobu tamit ndax yéen. après ba affaire bi amee dañoo wax Tapha Tine pour mu wàcc Tapha Tine bañ na du wàcc. kañ demb. mooy cosaan bi. non cosaan bi non am na ci droit du wàcc parce que dafa indi ay doomi jàmbur mu jële leen seen ñoom ñu ñëw yàlla mu ko ma séeré ne am na ñoo xam ne nii dañ leen a xaañ Tapha Tine moo jël xaalisam dem di leen fajlu te pourtant loolu ñi doon wax di rey lameñ waxuñu loolu. mooy reporter yi fa nekk. reporter yi waxkat yi nañu ji oo ñi am xam-xam leen laaj te bay waxkat yi ñuy laaj. ñoom dañoo attaqué Tapha Tine. ñoom dañoo attaqué Tapha Tine. ñi toogoon ci plateau ba. keroog ñi toogoon ci plateau bi ñoom ña fa ne ñëpp Tapha Tine la ñu attaqué. mooy plateau TFM. plateau TFM mais du leen jëriñ dara. sere ne na xu fañ na ngóor a roog a dem na xolof. est-ce que ñoom tamit te fañeen fañ te wàcce ca. te wàcce ca waaw. est-ce que ñoom tamit defuñu tamit seen liggéey. defuñu seen liggéey parce que bu ñu def seen liggéey maanaam nga jégal ma quoi parce que dama déglu kare ñoom Mansour Diop ñu di ko wax maanaam booy atte da ngay téye ki yor yar bi waaye ñaar di jote nga téye ki yor dab yar bàyyi ki yor yar bi loolu du atte kon sott la te ñoom loolu la ñu doxalee. ñoom dañoo faral Boy Niang. waaw dañ ko faral parce que gis naa ni ñu waxee parce que ña nekkoon foofa bu ma leen magul am na ñoo xëy mag naa leen 10 ans wala lu ko. boobu ñun ñoo fa nekk. waaw man maa ngi woon ci làmb ji ñoom xam nañu ma xam naa leen. mais ñun ñoo fa nekk. waaw ñooñu nekkoon te xam nga journaliste TFM yooyu organisé xam nga leen man xam naa leen ñoom xam nañu ma. maguñu ma. te it jekkuñu si Alaaji Thierno Ndiaye. Alaaji Papa Dieng. Alaaji Thierno Ndiaye moom. Alaaji Papa Dieng moom kooku bul ko ne kooku bu ko wax Alaaji Papa Dieng bu ko wax parce que man kooku moom mooy loolu waaw. aw ma lu may wax ak moom. Alaaji Thierno Ndiaye. non bul ma tuddal ñooñu maa la gën a xam bii dong gis naa ko. naa fekk yi toog ci plateau yi nañ leen fi dindi te indi fi ñoo xam ne nii bu ñu toogee dañuy wax dëgg. est-ce que tamit ñoom tamit defuñu tamit seen rôle ndax tamit ñoom dañoo toog pour liggéey comprendre est-ce que tamit ndax ñoom suma joomul amuñu kenn ku ñuy farfarloo ndax làmb moom ñoom toll na moment boo xam te ni ñoom ak fi ñu toll gëm naa ne faralatuñ kenn mën naa am tamit ni ñuy kiiwee ngeen gis seen. déedéet sa waay làmb ji ku la wax ne combat diw ak diw mi faruma kenn da lay nax parce que boo waxee ñun xam nañ leen la. ñoom barki demb lañu dugg ci làmb ji ñoom lu ñuy wax lii ay wax yu yàgg lañ leen ay mag di nett li ci làmb ñu di ko wax mais dunduñu làmb ñun bi nu nekkee ay xale nekk suñu dëkk tollu ci 15 ans ñun lañu commencé nekk ci di bere wantu ci àll bi bu nuy sam di bere ba fii kon làmb lu ñu ci waay wax ñun xam nañu fa nga feete nañu bay parloo gi
Tapha Tine Boy Niang incha allahu rabbi bu bees baa dinañu toogat fi ñu waxaat ko ñun loolu waaw. wallaahi leen ko lijjanti non parce que lu nu liggéey am nañ ci yaakaar ci bu wér ci ne bu soobee suñu borom ki dina ko daan kattanu yàlla. waaw wax loolu. woo da leen waxoon yéen ak Boy Niang day jógee voyage ñëw wala waxu leen loolu. moom waxul ñu woon ne Boy Niang nekku fi ñoom luy nu mus a gëmloo mooy Boy Niang dina ñëw ba gis nga keroog bu ñu ñëwee dugg dañoo ñu ne nu bunt bii ngeen di jaare Boy Niang bunt bee lay jaare xam nga waxuñu woon ne Boy Niang nekku fi mais ñun wallahi lal asim ñun xamoon na ne Boy Niang nekku fi mais comme da doon ci contrat jàmbur suñu wooxee ne yàgg sa adresse da ngeen a war a ñëw toog jour tel ñun bu jour booba dina ñëw bu heure booba dina ñëw waaye li gënoon a jaadu mooy sunu at mu ne kat yéen kat seen adresse rek mais yéen rek soxla naa leen ngeen toog ci plateau ngeen wax mais loolu moo gënoon a jaadu mais Pape Dialis dafa ñëw nenu Tapha Tine fii lay jaare parce que ci loolu ñu indi ay police rek yëpp ñu escorté ñu dugg ci biir toog te ñun boo xamoon nañ ne Boy Niang ñëwul Boy Niang boobu mu ngi France ba pare ñu toog ñu naan dañuy def ay écran di ci yoon Boy Niang affaire yi ñàkk fayda yooyu Pape Dialis bu fekkee mënul dafa war a wax carrément mu ne mënul mu toog wala mu ut ñoo xam ne ñu xam lamb lañu ñu ko xëy ne mën nañ ko organiser mais organisation boo xëy ne saa boo ko defee muy zéro ñu am la ci ñun di la ci jàmm Pape Dialis ñun xam nañu ko Pape Dialis Jurbel la dëkk ñun ay Jurbel lañu dëkk xam nañu ko bu baax kon nag dafa am yoo xëy ne nii rafetul nee leen ko fi mu teg tànkam baaxul na ko tegi. fi mu teg tànkam baaxul na ko tegi. waaw parce que dama xam nga li tax ma ne la baaxul mënoo yow chaque jour. saa bu ñëwee li muy wax Tapha Tine bu ñëwee ci signature contrat du gis loola parce que nit ki itam boo waxee mu deñ nga waxaat mu deñ boo waxatee mu deñ bu muy ñetti yoon bu muy ñeenti yoon boobu dem bi xam nga loolu jëkkut rafetut dafa am loo xëy nit ki soo ko defee nit ñi wax ko nga defar ñi wax ko rek war nga mën a xool ne man kat yoon bi may jaaroon baaxut naa ko bay naa jëlaat beneen yoon moom nag bu fekkee am na ay congé moom conseil yooyu moom dinañu ko suruxal mu daanu ci pax boo xëy ne du ci mën a génneti boppam waaw. yéen demoon nañ ba benn moment sax yéen ngeen waxoon na doo leen bëre parce que seen diggante ak promoteur bi lan moo waraloon loolu. non parce que loolu dafa ñu war na jox avance te jox ñu ala du dëgg parce que itam comme dañoo waxante woon ak moom signé ay kayit ne kat dina ñu jox avance. dat ba ñëw mu ne ma may leen ñu may ko booba jàll mu ñëwaat mu ne may leen ko ñu ne ko pour yoretuñu la combat sol ci joxee avance nag ñu mën a xam ne jox na la mais nag combat boo xëy ne nii itam demagul CNG régularisé guñu ko lu dañu ko wax ci ay kayit rek boo joxut borom avance rek xamal ni rek ay wax fa nekk mais ab combat amagu fa. mais moom njëkkoon na leen jox xaalis ngeen ne chèque boobu baax. waaw comme nag mag bu toll ni yow joxe sec. mu wóor la ne yow sec bi nga joxe baaxul boo demee banque dañ la naa compte bi amul xaalis. loolu moo waraloon ngeen ne combat bi taxawut. waaw mais combat bi taxawut kay. combat bi taxawut parce que ñun nag bi ñu ko attaqué man ba ma defee sortie ak yow ñetti fan lañ ci teg mu dal ñuy woo dal li gën a xaalis. kon xanaa xam ne kon ñun suñu waxul woon daf ñu noonu nelawal te booba jox na suñu adversaire xaalis ba pare. Boy Niang la njëkkoon a jox. waaw moom la njëkkoon a jox xaalis après mu itam mu jox ñu mais li mu ñu sec ba mu ñu joxoon mooy loolu boo da ngay yor sec boo xëy da ngay dem ci banque doo am xaalis pour la. combat bi ba tey ma dégg yéen ngeen ne bu démb doon tey doo leen jël combat bi parce que nee ngeen combat bi li ngeen ci daj mosoo leen koo daj ci benn combat. non combat bi wax dëgg yàlla suñu waxee dëgg rek mosunoo daj lu mel nii ci combat te combat choc bu ne am nañ ci ñun combat yi ñu traversé yëpp. wallahi moo gën a difficile bii nu nekk nii te bii moo tax sonn nañu ci coono goo xam ne nii kenn mënu ko wax ñàkk nañu ci xaalis boo xëy ne mosu kenn mënu ko wax te ba léegi est-ce que le 19 combat bi dina am. li tax nga wax loolu. waaw parce que combat yi ba mu déparé ba léegi yoon wi mu aw nii soo xoolee yoon wi xoolal ñaata signature ñeenti yoon 4 fois saa bu ngeen dajee mu yàqu. te ngay yaakaar ne la 19 dina am
non man loolu daal tey na sama xel quoi vraiment. waaw kon mu ne ba tey combat bi non lu ma koy gémme parce que damaa gisagul yoon wu leer mu jaar promoteur bi yoon wi mu jaar ak ñun yoon wi mu jaar ak ñun kon leeragut bu dee dafa jaar ak ñee yoon wu leer xëy na loolu la comme ñooñu ay mbokkam lañu xëy na dafa ànd naag ñoom yoon wu leer. comme lañ tamit noo Thialis ñëpp ay mbokkam. déedéet mbokku dekk dafa am mbokku deret dafa am kee mbokku deretam la mais ñun mbokku dekkandoo lañu. ku la wax mbokku deretam la. yow itam man damaa dof. Boy Niang mbokkam la. Boy Niang fu mu dekk déggul fu mu dekk dekkul Sambe. Tapha Tine tamit Sambe. déedéet déggul Sambe la dekk. Pape Diallo dekkul Diourbel. ñun Réfane lañ dekk. mais tamit yéen tamit ne ngeen da ngeen dem Sambène da ngeen dem Kër Baye da ngeen dem Kër Cheikh. ma ne loolu ay wax la rek waaw ñun sëñ Bamba la nu yaakaar fii ak fa nu jëm te sëñ Bamba ñun mi nu yaakaar doy nañu fii doy nañu fale. mais promoteur bi xanaa da doon diggante ak moom lan la leen di wax xanaa doon diggante ak moom te tamit signé woo leen ak moom contrat. promoteur bi yow soo ko laajoon tey kañ lal nu gëj a woo mënu la ko wax. Thialis moo tëgg seen combat nga ne kañ. waaye yow kii li nekk ci biir. soo ko waxee nit ñi dañ lay jéppi far parce que mënoo nekk teg ab combat looy def lu ne da ngay làqutu doo ci def lu leer Thialis du ci def ak du ci wax ak lu leer chaque jour lu mu nuy wax saa bu ñu demee ba signature ba rek dara du ci nekk mais loolu pour lan la wala moom na taxaw carrément wax Sénégal man Boy Niang la far loolu métti wuñu parce que loolu ñun gis nañu ko fi ba tey. mais yéen da ngeen di gis ni Thialis Boy Niang la fara parce que. ci lu lépp lu muy def Boy Niang la koy di yéen a ko gis. ma ne yow soxna si ñun doo fu ñu yéene jàppuñu ñoo la gën a xam fi mu ne nii dara mënut a làqu yow lii nuy wax fii nii tey maag yow balaa fi mu ne nii balaa ngaa wàcc nii dana tas ñëpp nañu xam ne yow. jël si naa la balaa nga koy dugal ci internet bi nit ñi ko gis kon nga xam ne fii dara mënu fee nebu. mais comme Thialis yéen la amal combat signé ak yéen kon donc booy kuy kan mooy wax ak yéen comme que yow nee nga gëj na ngeen a déggante. non léegi manager bi ñun moom la ñuy wax parce que comme noonu la demee dem nañu boo xam ne kii xam na fi mu féete manager bi mooy dox suñu diggante ñoom mooy dem di wax ak moom waaw comme signé nañu contrat bi nag. ñun li nu bëgg kay moom incha allahu rabbi yàlla dimbali rek la 19 yoon ñu tàggoog moom. waaw. beneen mooy ñu ñëw ci face à face démb bi ñu gis ni Tapha Tine ñëw na lu yàgg. gars yi dañ doon bañ sax comme Tapha Tine li daloon Tapha Tine ak Boy Niang bee répété waat Tapha Tine ñëw na taxaw ci buntu bu lu yàgg soog a dugg ba ngeen dégg waa camp Boy Niang yi rek ñu bëgg a profité pour mu dugg lan moo waraloon loolu xaar bi. non du question ni ñun dañu xaar ba Boy Niang dugg parce que ñun Boy Niang yi convocation bi ñun ñoo war a njëkk a dugg mais da ngay xool convocation bi 16 heures lañ ci def ba 19 heures ñi nekk ci stade bi installé matériel bi pare wuñu bi ñu ñëwee ci bunt bi li ñu ko wax mooy ñi ànd ak Tapha Tine ñaari nit dong lay àndal mais xanaa ñun mënuñu Tapha Tine chaque jour saa bu dajee ak Boy Niang mu am buri bu tol noonu man Tapha Tine du ma ko jël indi ko man dong di ko booleeg ñaar nit ci biir loolu du ma ko def loolu mooy li ñu fa yàggal te ba pare dafa wax ñun Tapha Tine ñooñu ngi gis ful boobu ñuy dañoo dagg billet parce que dañoo wax ñu ne leen loolu ñun duñu ko def ñun du ko bàyyi moom dong nun mu jaral nu ñu dagg ay billet ñëw accompagner ko dugg moom ci biir dër yéen ñoo ñëpp dañoo dagg ay billet yéen ñi indi mbër mi ñaari nit lañ ñu ci may entraîneur bi ak manager bi yi dañoo dagg ay billet ñëw kon nga xam ne ñun li ñu yor jaral nañu ko. ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy signature démb bi wax nga ko sànq. wax nga lan moo taxoon ñaari nit ñi leen may. après ak ñi dagg bee. ñu gis ni tamit mystique bi. dafa bari loolu Baye Fall sax gis nañ ko mu yor benn mbuus. gaay yi di ko palper. di xool loolu yëpp ak soose. loolu yëpp ngeen mel ni. kuy bëre. lan moo war a woon loolu. waaw parce que combat bi dafa jaral boobu li loo xam ne nii
mu ne su ko wax ndax fi mu toll nii Amdy dafa toll foo xam ne nii day mbir moo xam ne daa war a daan rek ci combat bi te it mag ñi combat bi da leen a jaral ndax it dafay am ay combat yoo xam ne nii xëy na daanu na te ñu bëri dañu waru ci woon a daanu ndax koo wax dana Tapha Tine dafa amul ñaan am na ñaan sax waaye nag mag ñi fi mu toll nii danoo ak foo xam ne nii dañuy jóg nag ñu fab Tapha Tine teel ko seen bopp ak seen loxo moo tax boo gisee li nga gis demb ful bi nga gis demb ak xar nga fu fa yeeg yëpp loolu moo ko waral waaw parce que tey jii wax dëgg yàlla waxuma la reefan nga nu juddoo yar fa waaye képp koo xam ne ni bool nga tey rek jàpp nga ci teg nga ci sa loxo ndax xam nañu ne lii ñu yor nii Tapha Tine mii am na yoo xam ne nii waratu koo mën a daan ci làmb ji fi mu toll nii. di ko nuyu bu baax a baax moom Siga bu Tapha Tine ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ndeysaan moom ak maam Diarra gis nañ démb Siga ndeysaan ni mu takku lépp ngir Tapha Tine ndeysaan boo koy gis sax sa yaram day daw ñu ngi koy nuyu jàmbaar jooju jigéen ju mën góor mais ba tey. ñu gis ni Tapha Tine dafa xaw a wàññi poids bien vrai que ne Boy Niang nag wàññi na poids mais Tapha Tine dafa wàññi poids lan moo waral loolu tey ñu bari duñ doon wax Tapha Tine pour mu diis mu koy gën a arrange ci digganteem ak Boy Niang. waaw dafa am poids yoo xëy ne soo ko Tapha Tine yoree xëy na lu mu bëgg a liggéey ak loolu la ni mu bëgg a bere ak Boy Niang du ko mën a bere ndax il faut dina am poids boo xam ne nii day méngoo ak yaramam day méngoo ak dooleem parce que itam am na poids yoo xam ne baaxul parce que am na poids yi boo ko yoree boo déséquilibré doo mën a téye sa bopp kon nag Tapha Tine war naa yor poids boo xëy ne nii même bu déséquilibré sax dina mën a delloo si boppam mais am na poids yi boo ko yoree boo xasee dagg rek pour nga dellusiwaat day xaw a jafe parce que gis nga ko combat ak Yékini Senior bi mu ko dóoree droite bi mu dawee gën saako gis nga ko dafa repp loxoom kon nga xam ne loolu waroon naa mën a ñàkk parce que lu ko indiloon mooy xëy na dafa jëloon poids boo xam ne waa ji attanu ko woon na xam waaye poids boobu ëppoon na il faut da ngay def poids boo xam ne nii mooy moom yaramam lu nga xam ne combat bi lu mu laaj rek dina ko mën a def ci yaramam. boo ko gisee taay bi mu yor dëmb xam nga ne taay la boo xam ne nii da koo liggéey waaw Tapha Tine taay bi mu yor nii boo gisee rek xam ne taay bu liggéey la moom waaw. ba tey gis nañ la mooy ki nga xamante ne moom mooy yor tambour major Boy Niang. ñu gis ni tamit koo xamante ni mu doon àndal ñu ngi naan doomu kii la nu mu tudd waa tëggkatu Boy Niang bi doomam la. ñu gis ni. am na incident bu am foofu noonu benn bruit boo xamante ni. dañ naan yàlla tey bu ci defoon ndox ñu ngi naan tey. mooy loolu lan moo waral yow tamit gis nañ la sax. tamit ngay encaisser ay coups. xamuñu nag problème bi suñu kanam la amee. mais kooku noonu lan moo tax ngeen songu waa ji. xam nga dóor ko. yow tamit gars yi di dóor ay coups lan moo xewoon foofu. waa géwél bu dexee ci xare daa yemul ci teg sabar géwél bu ñu ko reyee ci xare daa yemul ci teg sabar. mais xam nga ne tegkat boobu bu yemoon ci toog ci bangam yor am coolam rek deesu ko dóor ndax kooku nga xam ni moo yoroon sungu si ñëw di ko këpp Tapha Tine géwél la moog ñoo ma ànd kooku nag bi mu dawee dugg seen biir ñoom ñu di ko protéger booy di ko jàpp pour bëgg ko génne loolu moo indi ñu dóor géwél boobu noonu waaw mais nag it xëy na ñun loolu loo xam ne lu ñu gënal la parce que kooku ki nga xam ne nii man moo ma dóor kooku man ak moom rek yàlla xam na ne bu ma ko dee sumil tuba jiitu wadu ser mun na ko wadu man xam naa loolu yàlla xam na li ma la wax nii waaw loolu moo indi coow li mais nag comme man it bugguma woon ñu gaañ fa nit ndax comme saa bu dara amee dem dañu ñu tooñ yu métti ba pare ñun ñuy défendre suñu bopp ndax it
wax dëgg yàlla mënoo itam saa boo dajeek nit ki ñu dóor la këpp la galaaj saaga la ngay noppi mais loolu bu boobaa ñi nga xam ne ñoo toppoon ci wax dañuy far mere la loolu la mais itam ñi nga xam ne ni GNC war nañu xoolaat ci foofu bu baax a baax a baax parce que daal wax dëgg yàlla CNG moom ni ñu organiser demb wax dëgg yàlla baaxul parce que mënoo bi ñu ñëwee ñu ne Tapha Tine kese na toog ci kaw yéen ci des na ngeen wàcc Tapha Tine kese bu toogee ci kaw CNG ak force de l'ordre yi lu ñuy xool ba waa ji romb leen ba ñëw di bëgg a di sànni Tapha Tine nga laaj waa xanaa kon léegi dafa am benn complicité mu nekk ci biir boo xam ne nii xamuñu ko parce que bu ñu dàqee ñun ñëpp ñu wàcc toog ci suuf mu bàyyi kooku mu boot ab saagam ñu yor sungufam ba ñëw ba ci moom dafa ko sànni kon lan lay niru moo tax li ma la waxoon rek ne Mansour Diop bi loolu wax ki yor yar bi ngay texee waaye nit mënuñuy jotee nga texee ki yoru dab yar bàyyi ki yor yar bi te naa toog leen mais ki yor yar bi kon dina duma ki ñu texee ñu ñëw ci li nga xamante ne signature bi dem nañ jékki-jékki benn instant yéen sax yéen a ngi doon kaas na Boy Niang dafa ñibbi bàyyi fa Tapha Tine signature bi yéen lan la leen promoteur bi wax ni signature bi moo ko yàq yéen lan ngeen jàpp ni signature bi yow ba tey xamoo leen signature bi lan moo ko yàq. mu ne ko problème bii moo am. problème lan la. waaw parce que nee na man sax ci Lamine Samba laa ko dégg sax mun a projecteurs yi dañ ko xaw ma luye woon te ki ko luye woon nee na heure bi ñu ko waxoon jot na day jël ay projecteurs am. fay ñu ko xaalis. waaw te it wax dëgg yàlla loolu man mënuma koo d'accord ndax lu toll ni TFM war naa mën a ñàkk ay projecteurs ba dem di ko luye feneen. mais tamit Lamine Samba nee na du ci TFM. waaw dégg nga leen ñoom nee nañ borom sonor bi. moo ne bu ko caris faylu xaalisam. du taal. waaw mais TFM mooy def direct bi mais man su ma yor doonee télé may def direct dama war a indi sama matériel yëpp ma installé sama bopp moo nga xëy ne lii lu may waxtaan la ak promoteur ba nga xam ne kat dañu ne yow kat yaay def direct sa matériel yëpp yaa koy indi teg. est-ce que promoteur bi amul sonorisation boppam. mais non amul sonorisation boobu ndax parce que bu ko amoon kon du ne fayu du waa ji ba tax waa ji jël ay lampam parce que ñun xamuñu lu xew parce que Pape Dialis dafa wàcc dem Boy Niang wàcc dem ñu toog ci kaw ñu ne nag waa CNG léegi qu'est-ce qu'il y a lan moo xew ñun boo gisee ñu toog bi ñu ne waa CNG lan moo xew cuur ñoo ne toog leen tuuti parce que ñoom dafa am rapport boo xëy ne moom la ñu war a def après ci la beneen gaañ boobu commencé jàkkaarloo ak journaliste yi moom itam bi mu waxee journaliste yi ba pare lan ñu ne la pare ñun itam ñu wax journaliste yi après ñu dal di wàcc ñëpp waaw parce que Thiam loolu rek la ñu Thiam bi mu paree dane signature bi comme kii ñibbi na mënatoo am mën ngeen a ñibbi waaw comme ñun itam CNG moo ñu convoqué woon ñu ñëw toog ba heure boobu ñee xadi na ñu ñibbi ñu laaj CNG ñu ne ñu kat mën ngeen a dem ñu itam ñu dal di wàcc dugg suñu oto ndànk dal di dem ñibbi suñu kër. depuis loolu déggante ngeen promoteur. non wax dëgg yàlla déggante wuñu ak moom tey yëpp parce que am di su déggoon ak promoteur bi teg man dina ma woo ne ma promoteur woo na ko waaw mais leneen la ca des mooy ki nga xam ne mooy suñu ménagère ak suñu agent monsieur Thioune defe naa ne kooku dina war a déggante ak promoteur bi parce que ñun biig bi ñu jógee fa la ñuy oo Thioune bi nga xam ne moo nekk agent bi moo àndoon ak ménagère dem signé ñu ne ko ñun kat lii ak lii la ñu fa jëlee comme moom xam na bu demee dana xam lan la mën a lan la muy wax ak promoteur bi waaw. le 19 décembre ñëw na presque ci combat bu mag lan ngeen di xaar ak tamit est-ce que da ngeen a am tamit loo xamante ni yéen ak promoteur bi la ndax instant bi combat bi kon li nga wax yow nee nga combat bi taxaw na nii rek mais yow ba léegi leeru la ni ba xam combat bi dina am wala du am mais instant bi yéen lan ngeen nar. ñun daal fi mu ne nii noo ngi préparé lépp loo xëy ne lu nu war a def la dinañu ko def. bu dee fu nu war a ñaan la danañ ko ñaan bu dee lu nu war a entraîner danañ ko entraîner bu dee lu ñu war a sarax la danañ ko saraxe lépp lu combat bi nag lépp lu mu laaj ñun dinañ ko def ci kattan suñu borom boobu ba fa la 19
waaw comme dañoo siiwante mu nag le 19 ñun ñoo ngi xaar ba le 19 waaye le 19 jooju est-ce que c'est sûr que combat bi dina am ndax mënoo chaque jour ñaata signature ñeenti signature mu ne day yàqu léegi open press bi moo des le 19 te open press moom loolu yomb na. est-ce que doon fi amaat beneen face à face. non dootu amatuma ci yaakaar parce que normalement bu ñu jógee ci bii open press bi kese moo des le 9. mais tey promoteur bu leen woon ne am ngeen benn face à face. non parce que itam face à face dafa am fu mu yem du question ni rek promoteur bi saa bu la soxlaa di lay woo bu ca bés ba parce que itam dafa am foo xëy ne bu ngeen fa àggee dana di nga am ñeenti signature ak sa open press wala ñett ak sa open press. ñaar signature ñaar face to face. léegi fii mu ne nii ñun suñu face to face yëpp jeex na lu ñu dese mooy open press xanaa beneen face to face mooy le 19. waaw ñu tuuru saafara yi den yi rek ñu ñëw ci stade bi. lam di neex suñu borom may ñu ndam kattan suñu. fi may jeexalee mooy avance Bombardier fu mu toll. loolu yàquwut ci nun ci Bombardier la yàqoo waaye du yàqoo ci nun Tapha Tine du delloo avance waaw koo xam ne ni Tapha Tine daanoon na la wala koo xam ne daanoon nga Tapha Tine talal nañ la loxo kaa ñu bëre ku nu bëre daggu nañoo nu bëre waaw. bu la joxoon avance Modou. kooku waaye kon tey ci laay reer ginaar kooku damaa bëgg ginaar. est-ce que bu ngeen avancé. kan ci ma ne Modou ko tee neex. gars yi ne yéen doon tudd Modou. duñu ko tudd ci lan. gars yi ne yéen ñaar est-ce que bokkoo leen ay cumbukaay tamit. bokkuñu ci muy bëgg dara. yéen a Modou fu la nu bokkee. xanaa ca Adama ak Awa la nu jógee. bokkoo leen ay sëriñ. bokkuñu dara Adama ak Awa la nu bokk. dégg naa ne da ngeen a bokk ay sëriñ loolu tax combat mënul fexe tax. non ñun duñu bokk sëriñ. déedéet. amul mbër moo nekk ci lamb ji tey ne la mag Tapha Tine na bokk sëriñ. amut. promoteur mos na leen contacter pour Modou Lo. lu dul jeex. Modou na nga ko laaj wala nga laaj manager am ba ko baabu yor combat bi waxal nañ ko ñetti yoon mu refusé ko. waaw. Bamba El Capo sama coach maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar naan la yàlla na sa jàmm yàgg moom it ndeysaan day sonn ci Tapha Tine amoon mbégte contentement kon ni ñu ko waxee rek dañuy topp li nga xamante ne moom mooy information dañuy topp li nga xamante ne moom mooy actualité Tapha Tine Boy Niang la ni ñu ko defee ci ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Gningue loolu lañ koy defee ci camp bi nga xamante ne moom mooy Boy Niang di wax nag gars yi kon li ñu wax rek yéen a ñu ñor surtout yéen les internautes ndax yéen da ngeen di jël lu nekk rien que pour ñun kon donc lépp loolu bëgg rek dañ koy def xanaa di leen jox dig daje di bàyyi nag Mbaye Gningue moomu tàggu bu du tàqalikoo rek naan leen les internautes ni ma koy waxee rek nee naan Kewel Info commencé guñu dañuy fo donte nag parfois nag sonn loolu wala ñu tawat loolu mais lépp dañ koy defee rien que pour vous faire plaisir Pape Thialis Faye kon ni ñu koy waxee rek ndaw la na ko ñëpp jàppale ndax wax dëgg yàlla tëgg na fi ay combat tëggaat fi ay combat di ñaan yàlla suñu borom rek combat bi yàlla na ko ci commencé ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di wax nag na ko ñëpp jàppale na ko ñëpp soutenir parce que soxla na ko bu baax a baax di wax Mbaye Gningue lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw alhamdulilah maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ma di leen ñaanal seen site bi yàlla na doon ay télé bu ngeen di ci toog di def ay direct di ñaan ñëpp di leen seetaan bu baax di woo sama mbokku bool yëpp di woo waa Réfane ganu juddoo rawatina bool yi nga xam ne ñoo nekk si Lambaay pakku Lambaay yëpp ñoo ngi woo ñëpp di jiital ki nga xam ne ni mooy suñu président Fallou Faye noo koy woo ne leen daal wax dëgg yàlla combat bi seen combat la li mu bokk nag mooy le 19 décembre nag kaar yi ñëw oto yi fees stade bi fees del ñu occupé ko daan Boy Niang jël bu set wicc ci kattanu som rom de ñibbi waaw sant sëñ Tuubaa ak sëñ bu baax nag ñun moom ay taal bi lañ rek xam nga dañoo bëgg a nekk ay Baay Faal ko waaw ñoo ngi leen di nuyu leen siyaar di leen ñaanal fonu gu wér gi am aaju yu faju ndi ma léegi mën a seere baatin yàlla sam leen sam seen njaboot gi seen site bi yàlla na ko yàlla sam ba teg foo xam ne yàq yëgu fa te lépp loo xam ne lu leen waaye yéene ci sefaan la yàlla bu mu ñëw lu leen waaye yéene ci lu baax rek yàlla na ngeen ci jot barke si
nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. gisuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. online.